fi am place loolu la ñu mus a woote ñun. laaj nañu ci li jëm ci Maroc may dalal xel yi ni Maroc lañ ca war a def yépp def nañ ko. Son Excellence le Président de la République li mu waroon def ak naataangoom def na ko man mii li ma waroon def ak sama naataango Premier ministre bu Maroc def naa ko ministre des Affaires étrangères def na li mu waroon def ba ci ministre de la Justice ñu nemmeeku nag ni mbir mi dafa mel ni dafa weesu mbirum sport ndax mbir dañ koy wax ñu koy ñaawlu di ko naqarlu ndax diggante ñaari réew yi bu dee liñ ci wax moo ci am waroon na demee neneen ndax sport ak passion ñoo ànd ñoom réewu Maroc defe naa lu yàggul rek ci Jeux olympiques yi passé seeni supporters envahir nañu ab stade fële ci France ba ñu arrêté match bi lu mat 2 heures de temps ba bi ñu koy reprendre à huis clos la woon te dégguma ñu ne tëj nañ leen fa ay kaso ay 1 an ak ay 6 mois mbir mi ni mu doxee rafetut ci diggante ñaari réew yu am relation yoo xam ne ñëpp xam nañ ko l'histoire retiendra parce que wóllëre koy fay foofu laa ci mën a yem la ca des nag nuñ koy gérer bu dee mbir mi niñ ko doxalee ba léegi dëppoowul ak li nga xam ne mooy procès équitable est-ce que jar na sax ñuy def ay appel wala lu ni mel Madame la ministre de la Justice liggéey na ci waxtaan ceeg man waaye waxtaan ci surtout ak son excellence le président de la République mu jox ko ay ndigal bu dee ñoom ci li nga xam ne mooy seen sañ-sañ rawatina kilif réew ma toog nañu def seen grâce wasalaam alhamdulilah bu nu ko deful it am na accord yu ñu lié ak ñoom ba nga xam ne ku ñu jàpp ci réew ba ca des réew ba ñeen bi am na sañ-sañu demander à ce que ñooñu ñëw purger peine ba ci seen réew kon loolu dinañ ci dox nañ ci def liñ ci war a def loolu la président santé mu des nag yu mel nii bu amee ñëpp dañ ko war a gérer ak tey ak dal parce que gis naa sax ay manifestation am naam naqar am na ci ay njaboot waaye ñu fàttali ni réew mu nekk dafa am souveraineté ci réewam nun du ñu jël ay bazooka dem Maroc xeex ak ñoom ne leen ni ngeen àttee du yoon wala libéré leen suñuy nit fi may wax ak yéen tembe am na ay doomu Maroc yoo xam ne ñi ngi fii ci suñuy prison gën saa gàtt lim nañ ci juróom benn yoo xam ne ñi ngi fii ci ay prison au Sénégal te waa Maroc mënuñu ñu forcer ñu baleen réew mu nekk dafa am souveraineté ñu nangul ko kon yooyu bu amee nañu xam ni ñi war a def nañu li ñu war a def yépp te dinañ ko continuer def bu soobee yàlla ñuy masaw nag famille yépp te ci liñ ci xam ñu ci bari ci ñoom ay borom kër lañu ci fan yi wala ci semaine bi dinaa yónnee ci turu gouvernement bi ay ndimbal ñu jàppale seeni njaboot ci weeru koor gi laaj nañu ci li jëm ci UCAD defe naa ministre wax na ci lim ci war a wax yépp waaye ma dellu si ci incident yi Sénégal léeg-léeg dañuy doxee émotion te réseaux sociaux yi xaw ko yóbbaale ma wax ni li xew UCAD li ma ciy njëkk a wax mooy jaale mbokk suñu doom jooju nga xam ne bakkanam rot na ci di leen ko jaale bu sori ci ñun ndax ku xam suñu digganteeg nit ak suñu digganteeg rawatina suñu digganteeg jeunesse bi xam ni lu ñu méttee métti la bakkan dafa foor ñu leen koy jaale keroog nu ñu yónnee gouvernement bi ñu dem fa nun nii dinañ fa doxantu di ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko loolu weesoo nag réew dañ koy gérer ak beaucoup de retenue mais également avec beaucoup de sérénité ñun ay fan balaa mbir mi di am jot nañu ay bulletins de renseignement yi ñu wax lan doon lañu waaj biir université bi du étudiants yépp nag lenn la te étudiants yu ndaw ndax mouvement de foule mouvement de masse fu mu amee rek
dañuy yóbbaale ñu bëri ci seen gëm-gëm ak cause bi ñu jàpp ni moom la ñuy défendre mais mu am ci loo xam ne da ciy rax ñu yëg nii ñenn ci ñi nga xam ne ñoo jiite mbir mi lañ doon mbëbët mooy taal bibliothèque universitaire bi taal restaurant yi jël provision yi lañ tuddee waajal koor taal cruise bi ak yeneen loolu réew mu responsable ay kilifa réew ma yëg ko duñ ci banque seen yoxo di seetaan ci laa woo le ministre de l'intérieur ne ko jël leen seen matuwaay yépp jaratul ñuy fàttali ni campus universitaire campus social bokkul ci franchise universitaire yi ministre bi wax na ko c'est un quartier comme tous les quartiers de Dakar état bi war fa assurer la sécurité ci laa wax ministre bi jël leen seen matuwaay dem leen ngeen anticiper ba loolu ñuy wax bu mu am kon bu doon dañ ko war a defaat tey ma def ko ndax duma seetaan ba ñu lakk lépp ñu ne nañu tabaxaat lépp loolu mooy suñu responsabilité rawatina nag su dee dañ ko teg ci revendication yoo xam ne ma wax ko waxaat ko fii étudiants yi suñuy rakk lañu suñuy doom lañu jàmm lañu séq ak ñoom cofeel lañu séq ak ñoom ñoo tax ñu bàyyi lépp ñàkk lépp ñoom ak yeneen ndaw yu nekk ci feneen kay bay kay ambulant ka nekk ci jakarta bi ka nekk ci sport bi ñoom ñépp ñoo tax ñuy sonn waaye njaboot boo ko amee doo ko topp ci lépp lu mu bëgg man ñàkk carte électorale wala am carte électorale benn la ci ma duma topp kenn ci loo xam ne bëggu baaxul wala mënuma ko wala lalul ci dëgg loolu duma ko mus a def nit ñaa ngi naan dialogue musuñoo tëjal suñu buntu étudiants yi ministre bi ñaata rencontre la def ak ñoom ba ci président assemblée nationale bi réew mi nag ku jóg yëngal rek ne premier ministre bëgg a dajal tout de suite wala président de la république du doxee noonu dafa am ay kilifa yu am responsabilité ci loola te mat nañu sëkk lañu leen doye mën nañu wax ak nit ñi di ñu rendre compte ñu leen di wax la ñu war a def te noonu lañ ko doxalee bi mbir mi amee malheureusement ay manquement am na ci loolu dañ koy wax ndax ni ñu santoon ñu dem ak heure bi ñu waroon dem les forces de défense et de sécurité demuñu ci heure boobu retard boobu andi na lu bëree bëri ba étudiants yi jot a sax attaqué premier restaurant bi intervention dooga am loolu c'est des manquements ci forces de défense et de sécurité am na yeneen manquement yu am bi hostilités yi commencé ci loo xam ne ñun duñ ko cautionner nanguwuñu ko duñ ko mus a nangu dafa am loo xam ne moom lañ doon jàmbat démb duñ ko nangu tey l'usage disproportionné de la force mënuñu ko nangu jàpp étudiant bu désarmé moom dong nekk ci diggu juróomi policier fukki policier ñu lay dóor di la wéq loolu santuñu ko kenn bokkul ak maintien de l'ordre les biens matériels ay moto grèvewul sànniwul xeer jarul dóor ay briques yooyu c'est des habits yu ñu mënut a nangu mu des ni bakkan rot na ci lañ ca war a def nañ ko mooy ca saase la ñu ubbi enquête fii ay nit rey nañ fi ay dizaine personnes ñoom ñoo doon couvrir affaire yi yemuñu ci force de défense et de sécurité waaye dañoo dem recruter ay milices jox leen ay armes ne leen tirer leen ci nit ñi loolu changement bu mag a mag la ci saase la ñu def enquête premier rapport yi bi mu génnee pré-rapport le ministre bi jël les premières mesures conservatoires te yeneen mesures yu ñu war a jël yépp dinañ ko jël waaye nag loolu warul tax ñu jeter le bébé avec l'eau du bain warul tax ñu jeter l'opprobre sur la police wala la gendarmerie kenn ku ne ci ñun boo tëddee ba yandoor dafa fekk police a ngi ci biti kenn ku ne ñu ngi xeex drogue ñi ngi xeex tey ngóor jigéen gi ñu tudd gendarmerie moo ko def fële ci Kër Massar keneen ak keneen bi ñu ñëwee